aousubillahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim defee rek di nuyuwaat mbokk jullit ji mbokki taalibe yi di leen ziyaar bu baax a baax a baax di nuyuwaat waa Live Info di nuyu suñu président Mor di ko ziyaar bu baax a baax di ko ñaanal moom tamit yàlla dafa ko jàmm di nuyu suñu kilifa gu ñu fekk si kër gi ndax ba léegi ñu ngi biir Tiwaawan seet suñu sëriñ Hadji Mansour Sy ñëwoon nag ziyaar si ko ñëwoon saafanteeg moom incha allah moom la ñuy bàyyi kàddu gi rek incha allah mu nuyu Hadji Mansour ziyaar na la bu baax nuyu nañ la. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu met sa mbokk waa groupe Live TV. du groupe nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ziar tim mboolem pèlerin yu jógee ñëw fekk si ziar général bi. mais lépp ñu la ko tekk si loxo al xalifa Serigne Babacar Sy Mansour di waajuru ñëpp moo yilif ñëpp tey yàlla moo dogal loolu yàlla guddal fanam yàlla wéral ko ba tous ces projets yi mu am entamé ko yàlla def ba réaliser ko projet yi ak yeneen di d'autres projets incha allah si barke ziar ba ak Serigne Babacar Sy moo wote radiyallahu taala anhu jërëjëf Hadji Mansour dëgg yàlla nuyoo bi am na solo di comme ni ko ñaanee rek yàlla ko defal ñu ko ñun ñëpp waa Hadji Mansour ñun de ba léegi tey xam naa yaa suñu invité Hadji Mansour comme ni nga toogee ñaari at yi nga xam ni ziar général amul Hadji Mansour Tiwaawan nu mu ko dundee. waaw loolu moom si deux aspects lañ koy analyser mooy benn aspect bi mooy ñun ñi dëkk si dëkk bi di njabootu Cheikhul Hadji Malick radiyallahu taala anhu des fois dañ daan namm loolu communion bi dañu daan manqué ndax ñun nous étions habitués à ce que ziar général di am gàmmu di am ak yeneen ziar yu ndaw bon du wax yu ndaw parce que fii dara ndawu fi ñi daan am contact ak nit ñi convivialité boobu manqué woon nañu day wax beneen bitim xam nañ ni aussi moment ziar général moment de confraternité spirituelle la al axawiyya moo leen dundal foofu su boobaa loolu tamit dañuy manqué ndax jaww bi effectivement te jaww bi moom toujours macha allah lépp nga fi spiritualité bi day jolli mysticisme bi di jolli anwaar Muhammad yi ak anwaar Tijaan yi di jolli mais bu ñëwee en communion léegi nag loolu day diffracté wu chacun jël se prend sa jël wàllam loolu tamit kilifa yi fi nekk yéene neen ko njaboot gi moo tax dèjà loolu dañu doon manqué dèjà beneen bi tamit mooy njaboot gi si biti yàkkam ne ñëw Tiwaawan am envie ñëw Tiwaawan moo taxoon tey ñëw bi ñëw franchement c'est de l'enthousiasme mais enthousiasme mesuré ndax Seydi Hadji Malick loolu la yaree école am léppam day tegu si charia misaanu xaqiqa mais misaanu insaniya te loolu moo gën a jafe si àdduna nit yàlla yu bëri bon mën neen réussir yar jàngale mais def ba nit ki nitee misaanu insaniya bi surtout fa jamono toll noonu loolu nag macha allah loolu la ñuy yaree loolu la moo da yaree njabootam moo tax ak lu gaa yi namm bi ñëwee toujours dañuy gis amul euphorie amul débordement amul dara parce que lépp si misaanu charia mais misaanu xaq mais nag misaanu insaniya xam ne nit ñi bi ñëw ànd ak sago dal def li ñuy def macha allah. macha allah Hadji Mansour macha allah ba léegi di kontaan mais Hadji Mansour tamit defe naa Tiwaawan nga ganee àdduna. ndax bi nga dalee fekkee ay ziar général ba léegi ndax tey jii di nga gis tey jii doomu aadama ci Tiwaawan mu mel ni ziar général ndax tey jii yëm na la wala bu mel ni mu safee am. waaw xam nga ñun baatu ajib. yéem moom c'est pas de notre vocabulaire surtout ñun ñi jëroo Tiwaawan parce que souvent je l'ai dit dafa am lu xew si xadara bi toujours mooy boo ne tooñee gars yi ne xale xadara ñoom peut-être ils quantifient les choses par rapport au nombre mais ñun ñu dund soufisme Cheikh Hadji Malick à travers les enseignements de Cheikh Omar et de Cheikh na Tidiane Chérif ñu judd tuuti fekk fi Mame Abdou Aziz Dabakh fekk fi Pape Al Amin ak surtout na notre xalif actuel le sens de la mesure ñoom ajuwuñ si le nombre pléthorique des pèlerins ñun li ñu soxla mooy ne serait-ce que benn nit bu ñëwoon na dem avec les conformément à l'appel de Cheikh Babacar Sy radiyallahu taala anhu moom mi wootoon ziar bi la discipline la courtoisie te loolu nag la Cheikh Babacar Sy woote woon radiyallahu taala anhu. Hadji Mansour macha allah ba léegi dëgg yàlla affaire yi mu ngi yaa ngi koy teg si yoon macha allah ba léegi tamit buñ duggee ndaxte nit ku ne say bët nga yor ak say nopp mais buñ duggee dafa mel ni kër gi dafa mel ni kër daara la. dafa mel ni kër daara la ndax gis nañ ci ay ndongo ñuy laaj ndax kër gi kër daara la wala dafa am kër wala dafa nekk fi nga xam ne xale yi dafa ñëw di fréquenter. waaw xam nga nag ñun ni ñu yaree école bi ñu yaree day difficile nga wax si li nga bokk wala li nga moom. te boo seetlu li ma la xool Pape Samba Mansour boo dégg ñu wax Alaaji Mansour sax day mel da koy gêné wu te loolu courtoisie spirituelle moo dul nangu loolu
mais nag pour wax pour nit ñi xam boo mën neen répondre ci question bi mais ne serait-ce que pour wax rek fekkeen pour wax la rek mën neen sa bañ a dugg mais kër gi këru Cheikhul Hadji Malick la parce que Maodo ay di gars yi ne 1894 ou bien 96 la commencé ñëw Tivaouane ay tafsir yooyu mais bi mu ñëw installé définitivement fii la ñëw ci kër gi 1900 la fi ñëw appartement Abdou Aziz Dabakh ba si suuf ñëpp fi lañ juddoo ci kër gi 1916 dafa quitté parce que sama maam Khady Seyer moom sama maam Khady si moom presque dañ daan mi ngi génn àdduna 1989 dañ daan waxtaan ak moom lu bari surtout boobu ba si Cheikh Serigne Moustapha bu Pape Cheikh Diandi borom al Mourchid yàlla na yàlla yokk yàlla na yàlla gën a dëgër je me rappelle bien ba maa ngi gën nekk xale Khalifa Mbaye menn ak ñu mel ni moom si diggante si Moustapha ak Moustapha dafa laa ñëw constamment si sa maam Khady di ko laaj histoire Tivaouane ndax kër gi mooy Tivaouane ruq bi leen tuddee koñ waalo mooy li fi moo da am fi la nekk ñu bokk ak ndey ak ñu bokk baay mais Cheikh Hadj Malick kër gi fii la def 1900 li fi ñëw ba 1916 la fi jógee fii il n'a fait que 6 ans là-bas bu ñu demoon ci biir kër gi mën naa la wax bon parce que peut-être bon li ma la wax sànq si tarbiya Tivaouane laajul loolu mais mën naa la wax site bii fii moo nekkoon néegu Cheikhul Hadji Malick haqiqatan fii moo nekkoon néegu maam Safiyatu Ñang fii moo nekkoon néegu maam Khadija bi nga xam ne moo njëkkee mu àndal moo jógee Njar da ñëw fii moo nekkoon néegu téere yi Seydi Hadji Malick espace parce que kër gi dafa yaatu am na une partie de kër maam Alpha kër maam Abdou Rabel si la bokk kër maam Cheikh Fall benn partie si la bokk kon kër gi kërug Cheikhul Hadji Malick la kërug daara la léegi nag ba mu fi jógee dem wax ne ñu dafa ne moom ginnaaw am na ndigal tuxu dem fële kër gi du ko bàyyee noonu léegi mu jox ko sama maam bu jigéen moo ko Eric moom la ko joxoon bi mu koy jox aussi dañu woon sama jarbaat bi nag fekk sama mam gën daan na doo ma fi nekkoon mam fa daa mu ne sama jarbaat bi du ma ko bàyyi noonu dem ut ko borom xam-xam jox ko ndax daara ji continuer moo tax nga dégg Serigne Cheikh des fois muy def waxtaan di expliquer gangnaar di tudd góor gi Mor Seck da ko tudd lu bëri si waxtaanam góor gi Mor Seck moom nag dañuy Seydi Hadji Malick dafa laajte renseignement kon la ko war a koy ñu ne ko am ngeen mbokk yi sant Seck yu jugoon Jolof dem Saalum am na góor manchot la benn loxo la ko am xam-xam la bi ko góor gi yónnee mu ñëw góor gi déglu ko bi mu ko dégloo ba alxuraan doy ko mu jël ko may ko jarbaatam bi sama maam mu may ko mu yor daara ji mu continuer daara ji maam Mor Seck moom moo jur Pa Lamine Seck bu fekk loolu moo jur Pa Lamine Seck sama nijaay ñoom papa ñu nekk si kër gi am na benn moment sax man personnellement yor naa daara ji ba am bac dem samay rakk continuer fu mu toll nii noonu lay demee Serigne Babacar suñu doomu baay bi nekk mais yoroon na daara ji Abdou Aziz yoroon na ko ay jamono sama papa yoroon na ko sama papa danaa xiilal majalis fii Souleymane Ba mi ngay dégg kii ndaw bu nekkoon RDV Cheikh Diane Ndaw jàng si na imam Pa Moussa Niang bi nekk fii Sëñ Babacar jiite daana jàng si fii kii nii Souleymane Ba Alioune Diagne ñun ñëpp fi leen a jàng si góor gi ñun ñëpp dinaa xëy bi ñu xëyee jàng ba pare ñun jël suñu kay dem jàngi école ñëw kon kër gi kërug daara la parce que li kulli imri'in min dahrihi ma ta'awwada toute chose est égale par ailleurs nit ki lu nàmpalee gal la kër gi kërug daara la këru yàlla la ni ko borom waxee woon moo tax à chaque fois boo ñëwee de kër gi day xumb ndax xale yaa ngi jàng si di dem génération par génération et que sama papa nag c'est que li si am beneen changement bi si am mooy te xëy si am mooy bi góor gi loxo affaire nekk si loxoom sama papa bu leen woon moom day exiger taale bi bu fu ñëw da ngay dem daara da ngay dem école du moins moo tax nag à partir suñu génération su ñuy gis ay ñu am bac plus 4 bac plus 5 pare nekk si daara yi di liggéey tur kurus ba pare di jàng charia ba pare dem école jàngi moo tax fii ba si dernière génération daaw rek am nañ fi 3 bacheliers yu dem université macha allah bon en grosso modo kër gi këru yàlla la këru Seydi Hadji Malick la këru daara la. macha allah Hadji Mansour waxtaan bi am na solo tamit lu ñu xamul lu bëri xam nañ ko tamit biir Tivaouane incha allah rek xam naa dañuy demaat deuxième partie bi rek incha allah pour ñu waxal tey la moo tax ñu daje fi muy ziar général bi incha allah. bisimilah. ba léegi rek ñu ngi tooglaat suñu sëriñ Mansour Sy dëgg yàlla di kontaan bu baax a baax si leeral yi mu leeral lu bëri defe naa képp ku seetaan émission bi dëgg yàlla nga xam lu bëri si Tivaouane waaye nag lu ay di jàmbat day fekk tey jii li waral coow li waral tey ñëpp bàyyi seen kër yi ñëw fii muy ziar général Hadji Mansour dañoo laaj lan moo war a ziar général ak la moo taxoon góor gi sàkku ziar général. waaw xam nga nitu yàlla moom lu mu def rek day nekk sunna si moom peut-être du yomba expliquer parce que ginnaaw ñun fekkuñu fa parce que mi ngi génn àddina 1957
après presque 20 ans et 30 ans si après si leen soog a judd. gis nañ mais après puisque ñun dañoo bokk si njaboot gi nga xam ne dañoo gëm def inventaire de l'héritage de Cheikhul Hadji Malick Sy radiyallahu anhu ba pare bokk vivifier ihya wirasatu Seydil Hadji Malick Sy moo tax toujours dañuy def gëstu def parallélisme def comparaison def ay études aussi approfondies sur ça parce que ñun dañoo bokk si njaboot bu nga xam ne loolu leen gëm dañoo gëm ni li fi mag ñi bàyyi comme disait l'autre l'essentiel au foyer des ancêtres ce n'est pas d'en conserver les cendres mais d'en transmettre les flammes transmission de flamme boobu noonu si la Cheikhul Hadji Malick jëlee ko si Cheikh Omar Fouti silsila bi dem ba si yonent bi mu agsi moom mu jaarale ko ak si sëñ Babacar radiyallahu anhu boo xoolee bi Cheikh Hadji Malick implanté wu ak ñi mu bokkal jamono ba liggéey bi liggéey pare bi ñu paree boo xoolee sociologiquement tubaab bi dafa installé commencé implanter ay école am boo xoolee bi suñu baaw ki yor xilaafa gi boo ne tubaab bi dugg na à l'intérieur du Sénégal implante école am mu nekk bom benn guerre culturelle ce n'est plus une cause culturelle parce que culture bi dafa nañ ko pare ba jàngale neen def neen mais culturellement mooy li nga téye bañ mën a asseoir le culte en tant que tel parce que tubaab bi mi implanté wu déféré boo xoolee ce contexte boobu si la Cheikh Baba si xool ni mu ne ok léegi on va s'organiser def mu nizam mujaddid mooy une nouvelle organisation boo xam ne day defar la vivification bi fi Cheikh Hadji Malick bàyyi parce que moo da jàngale na yar na orienté na ba pare kii na comment dirais-je décentralisé na mais après nag il faut mu indiwaat lépp vers Tivaouane mu Tivaouane nekk le berceau nekk la ville lumière comme disait l'autre benn taalibe Sëñ Babacar Sy boo xam ne El Hadj Malick moo ko yar mais si mujj dundam mu Babacar Sëñ Babacar Sy boo demee Bissau dëkk bu ñuy bokkee fa la nekk Thierno Diallo njabootam ñi ngi fa ñi ngi Bissau loolu la waxoon dañu Tiwaawan madinatu nuurul ilmi kaabatu mu'tiqin Tiwaawan mahalul muqrimi almutanawimi Tiwaawan ville lumière ville lumière la wax ville lumière lumière du savoir lumière de la connaissance lumière des vertus de la tijaniya lumière des vertus chariatiques lumière des vertus humaines Tivaouane ville lumière lumière de l'intelligence lumière des circonstances spirituelles lumière mu ne kaabatu mu'tiqin Kaaba lan lay doon c'est le lieu de convergence de tous les esprits mu ne nag c'est le lieu de convergence de tous les esprits qui sont assoiffés du savoir gnostique et du gnosticisme tidjane du gnosticisme mohammédien et ñi nga xam ne ils sont dañoo affamé wala ñu dënee lu amuñ fu ñu dëkk amuñ ndax tumarank si xam-xam wala si wàllu yàlla mu ne boo demee Tivaouane am na néeg yu ñu mën a dalal néegu xam-xam néegu yàlla néegu gnosticisme nga c'est dans ce cadre là sëñ Babacar ne ok li mu war a jàngale yar ko def ko lépp dinaa ko organiser su ma ko organiser je vais appeler gens mu ne dugg na si la confraternité spirituelle mu aju si ay alxuraan yi parce que boo xoolee alxuraan am na juróomi ay yoo xam yaa di woo waxdaaniya si bennoo mën ngeen am différence mën ngeen a bokk soufisme bi mais ngeen bokk courant de pensée bi mais yàlla ne na ngeen bennoo am na 5 ayat mais benn daa si tudd boo xam ne dafay dëppoog li ñu bëgg waxtaane innamal mu'minuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum moo tax Babacar ti woote la confraternité spirituelle te boo xoolee avant mu koy def li mu njëkk a laytaay mooy dawaayir yi c'est un vrai stratège te loolu lu ko moo yaree la jàngal ko mu nekk nit un homme intellectuellement éveillé xam nga dina éveillé mais du am xam-xam bu tax éveillé mais il est intellectuellement éveillé moo tax suñu Babacar radiyallahu anhu loolu def avant mi def lii dafa laytaay li mu laytaay dawaayir yi la daayira yi ñëw di ziar si mu leen nemmeeku di leen joxaat ay codification ñu dem déka dundalaat bëri bee nekk mu ne ok ginnaaw def leen noonu nag parce que le temps presse léegi nag tubaab bi mi ngi installé wu commencé rek ba njëb gi leen laa la woon ñu dajaloo ñu def benn ziar spécial mu nekk la confraternité spirituelle buñ dajaloo ñun ñëpp ñu dajaloo si kanamu kilifa gi anwaar yëpp dajaloo ñu tënk lépp teg kilifa gi mu jox ko Seydina Cheikh mu yóbbu ko maamam kon en grosso modo mën na jàpp ni c'est une confraternité spirituelle mais aussi économiquement parce que Tivaouane moo nekkoon cinquième ville Sénégal parce que après les 4 communes Tivaouane moo nekk commune après les 4 communes Tivaouane moo nekk commune bi tubaab yi demee rek la première commune existante c'est Tivaouane te dafa nekkoon centre commercial fi ay naar fi nekkoon commerçant yi fi leen doon jaay parce que dafa nekk centre névralgique entre Louga
ak Dakar entre Saint-Louis Dakar fii yëpp moo nekkoon fi mu nekk pôle de kii léegi nag dana dundal économiquement dana dundal dëkk bi. day dundal dëkk bi spirituellement day dundal dëkk bi en plus même bu sur le plan touristique day dundal dëkk bi léegi nag mooy est-ce que nag le bémol mooy est-ce que dañuy continuer l'orthodoxie ou bien dañuy téye la quintessence de la chose après ñu teg ay paradigmes yu bees yoo xam ni après day ànd ak su ko defee Tivaouane mën na dem ba nekk représenté comme Fès la ville n'est pas Fès c'est pas Médine mais c'est cette même lumière qui irradie là-bas mooy irradie wu fii kon léegi li ñuy xalaat mooy est-ce que ñun dañuy toog def ko à l'orthodoxie ñëpp dajaloo lekk naan dem ziyaara ñibbi loolu nag c'est une question mu posé yéen njaboot gi ñu xool si. incha allah macha allah sëñ Mansour wax dëgg yàlla leeral nga yéen tamit lu bëri si kii suñu sëriñ Seydi Aboubacar Sy waaye ba léegi di la laajaat tamit pareeguñ ci yow kan mooy sëriñ Babacar Sy. waaw kan mooy Serigne Babacar Sy. bu mu dugal. déet waaw boo ci mën a mosal ñaari abiyaatam sax yu mu bind nga mosal ni kan seede yàlla kan mooy Serigne Babacar Sy. Serigne man dama ñemewul wax si ñoom. franchement du ma ñeme wax si ñoom mais mën naa def benn appréhension. li ma bëggoon a bi nga wax daal li ko sama xam rëccaat na ma. ndax mën ñoo demee leen ñemewul. ndax dañoo nekk si contexte bu grave Sénégal ndax ñun sénégalais dañuy yaree ci diine des fois day xaw a sant ndaw dafay xaw la propagandisme ba pare tubaab bi da am lu ñu réussir suñu biir mooy benn système bu ñu tuddee le neurolinguisme day dem ba dugg ci xelu nit ki ba léegi tey jii su ma waxoon mayu Sëñ Babacar Sy beneen kilifa bu bokkul ci tarix wala bokk feneen day jàpp ni moom laay dingat dégg nga li ma wax te loolu fan at yi la xew bi yenn télévision yi commencé dugg ci suñ kër diine yi ñu may audience yenn affaires yi finalement day dem ba mujj ku ñëw di nga waxee noo xam ni finalement tubaab bi loolu leen capté dund ci le science boobu tudd ci le neurolinguisme lisaan ya ñi def linguiste dañ koy xam mais le neurolinguisme moo gën a approfondi da ngay calquer loo xam ne bopp nit ñi ba tey su ma waxoon tey mayu Sëñ Babacar Sy keneen ku nekk ci beneen tarix wala beneen kër day jàpp ne moom laay dingat moo tax si laay soog ko est-ce que du lu ba tax borom tarix bi sax di ay propagande ndax penc mi la cohabitation saine mu ñu ëpp doole ko loolu te dégg naa góor gi Sëñ Babacar danaa wax naan bu daan toog jotaay danaan ndax est-ce que asamaan si xiin na bi maanaam est-ce que ñun disciple kese ñoo fi nekk te li ñuy wax nii est-ce que suñ paree di duggee si net bi ñeneen dina ko gis xam mën indi divergence ba pare benn dafa am beneen kuréel école bu fi nekk école de pensée boo xam ne ñoo bokk diine mais bokkuñ tasawuf gëmuñ ngeen jël nit def ko di wax tawasul si moom àgg léegi boo waxee mu jëlaat mu indi beneen kii te contexte réew mi laajul loolu moo tax daal li ma si xam daal mooy li ma si njot xamoo ko moom kenn du ko mën a xam Babacar Sy moom ku la wax ne xam na ko dafa lu ko neex leen daal leen laa xam naa ko si li ma njot ak sama gëstu li ma may Seydou Hadji Malick moo toll noonu moom moo boo xoolee yaa kaasi fadda boo ko jàngee dëgg-dëgg am dégg-dégg laa wax de di nga xam ni Babacar Sy cëru Cheikh na Tidiane la si Seydou Hadji Malick Alaaji Mansour cëru yonent bi la si Alaaji Malick Alaaji Abdou cëru insaan nit ñi la si Alaaji Malick moom mu bàyyi lépp nag dëgmal yàlla boo ko gëstoo dëgg-dëgg kon di nga xam ne kon te ñëpp xam nañ ni zahira moom ak baatinam hakada ndax bi Seydi Hadji Malick génne àdduna dégg naa Chérif Taban la xaw ma mbokk mi jógee xam waa famille Chérif Alawi demi ñëwee deni ba mu xoolee Seydi Hadji Malick ba yàgg avant Seydi Hadji Malick génne àdduna la waxoon bayit bi fa malikuna al maadi huna mithlu malik ni hunaa ko fi diine wa dunya tafaddula mu ne ñun nitu yàlla yi jooñu imam Malik ndax Cheikhul Hadji Malick mais après bi Cheikhul Hadji Malick génne àdduna nag bi mu ñëwee xool si Babacar ci la wax ne mu ne kan naa ibihi bayit bi rëcc na parce que da ngeen a bett waxtaan mais après si la toftal ne ñun de jooyuñu Maodo waaye tim jay moment bi jooyatuñu Maodo ndax ki ko wuutu moom mooy Babacar Sy mu ne mu ngi mel ni Seydou mu ngi mën a mook Seydi Hadji Malick mu ngi mel ni Seydina Aboubacar Sadiq ak Seydi Hadji Malick xam nga kon loolu doy na boo xoolee ay rakkam ni ñuy wax si moom mais soo xoolee sur le plan organisationnel ba Tivaouane waxuma Tivaouane Sénégal ba ñuy indépendance loxo Babacar Sy si biir yàlla kon am na loo xam ne man bëgguma si di si xuus parce que c'est trop intime te loolu c'est
te mag nitu yàlla kenn te suñu xaajima dana wax rek ne man ñaanuma yàlla génn àdduna ay bàkkaar dama fekk. ñu ne ko lu waral loolu lu mën a nekkee si mu ne waaw parce que boo waxee nit ñi say may wala nga wax leen leneen lu xaw a kii bañ jël ko def ko argument ëllëg lu bon lu fa def yàlla bind la ko sa bàkkaar te man ñëw moom ak góor gi kenn ñi man ñëw ko seen Babacar Si moom leen daa xam naa ko si daal borom may la si xam-xam borom may la si jikko te loolu leen taggee nit jikkoom mën na sëkk macha allah xam-xamam rëy na mat na sëkk te boo xoolee mbindam moom xam ni mais man nag damaa ñëmul xuus si loolu dama ñëw parce que déjà bind naa sa moom benn document mais ñëw ma ko sax publier parce que ma xaw a ragal si moom ndax nit yàlla moom kenn du xuus ay mbiram léegi daal li mu wane nii moom li mu def rek war na ne woote gi rek war na sa dimension macha allah sa dimension intellectuelle sa dimension organisationnelle et sa dimension spirituelle et sa dimension relationnelle parce que dégg naa mat nañ ko laaj mun leen boo leen xoolee buñ leen dajee fii ñëw ziar wala ngeen ñu daayira toog daayira ñu dajaloo man ñu ne sëñ Mansour mi ngi Ziguinchor yow tey nga toog sëriñ nga toog nga am sa doom mu am bac nga nekk Ndakaaru ñu yóbbu ko université Assane Seck looy wax du ma sonn ndax sama sëñ Mansour ma ngi fa mu ñëw sama kër nekk fa tey sëñ bi bu amoon marché bi muy liggéey benn polomerie wala dara ñun ne attends man de bañ demee keppaaru sëñ Baabu dajaloon naa fa ak diw Cerno diw nga woo ko gis nga day dem bu mujj takkante jabar dafa am leen lu muy juraat macha allah loo xam ne doo ko mën a bëgg moo di si dugg daal mu sori. macha allah macha allah macha allah. macha allah sëñ Mansour xam naa waxtu bu ñu amoon jot na. incha allah ñu tàggatoo rek incha allah tàggatoo jàmm. di wax rek sa dernier kàddu si njaboot gi dénkaat njaboot gi tamit comme ñu war a téye tarixa bi incha allah. waaw loolu moom xam naa ne kilifa gi mag gi moom xam naa bi demee jotaay war ne ñoom di ne si wax waaye ñun ay ndaw leen nekk deret Cheikh Hadji Malick si ndey si baay juddu si xorom bi màggee fi suñu waaju juddi màggee si ñu dox nag dekk des jeunes dem si université yi jaa ngi am ay quelques diplômes mais bien vrai que diplôme moom je m'en tiens pas parce que des fois les diplômes ne traduisent pas les compétences moo tax mais dañuy dox dans la sous-région man yàlla dafa mën a dama bëgg Seydi Hadji Malick ba parce que dafa ma yéem man sa stratégie sa méthodologie sa connaissance parce que il est intellectuellement humain et humainement intellectuel nit dina xam-xam te du nit nit dina nit te am xam-xam moo nag wala ñaari la il est intellectuellement humain et humainement intellectuel moo tax dama daan gëstu si moom di gëstu Cheikh Omar Fouti mais su ma gisee le maillage qu'il a fait autour de au niveau national mais gis ni léegi moment bii xale yi def nañ tarixa bi waxuma sax folklore moom daa jéggi dayoo te alxuraan moo ni wasari lazina taxadu diinahum lahwan wa la'iban wiccaxal loxo gaa yi nga xam ni jàkkan ne ni diine moom fola ak folklore et que loolu la faute nous incombe à nous franchement il faut qu'on dise la vérité parce que nit boobu ko dëgg dañuy wax dëgg kilifa yi wàcc neen li man def neen ko mais ñun njaboot gi ñoo war a wax ak suñu morom génération bi ni leen mën ngeen dund seen diine wuy yi mën na neex mën na am lépp mais na ànd ak courtoisie spirituelle bu tarixa bi laaj na ànd ak discipline bi tarixa bi laaj na am intelligence bu tarixa bi laaj parce que tariqatuna hada tutlabu wala tu'rad c'est une confrérie d'élite ku ne élite nag c'est pas populaire il faut ñu xam loolu c'est une élite foo déggee élite moom mooy la crème te effectivement tarixa bi tarixa crème la kon il faut ñu changer waat méthodologie bi daayira yi mu nekkaat la ko Babacar Sy bàyyi woon mooy jàngalewaat ñu xam la mooy tarixa bi parce que le paradoxe tey jii vendredi bi jotoon tey xadara jàkka ji boo demoon du mat 100 personnes bi war a xadara populaire 1000 personnes ndax lan solo ba biling bi connaissance yi ok loolu c'était pas l'objectif bi sa papa Amin jox ndigal ñoom ñi pour ñu def xadara populaire c'était pas ça c'était pour ñu génne li ñu am taaral ko nit ñi xam ne lii la pour ñu inviter les autres à venir nous joindre à nous mais avec la courtoisie la discipline et l'intelligence bi mu laaj léegi nag il est temps que njaboot gi ñu changé waat aussi ñun suñ biir ñun ñi dem si biti dem ñu bañ a yóbbu suñ sant askan aussi teg ko fa jàppee nit ñi ay kii di leen utiliser des vaches à traire parce que ça ne mène à rien parce que Maodo bàyyiwu ko fi Cheikh Omar jàngalewu ko Baye Niass bàyyiwu ko fi Mame Khalifa Niass bàyyiwu ko fi Cheikh Omar Fouti bàyyiwu ko fi te nag parce que mbir Mansour dafa am lu ma sa wax tabaski 2019 ba fi dañu waxtaan bu sori ab expliqué mu ne ma may dem woo ma ñëw mu ne ma Mansour tarixa bi seen maam moomu ko lu fa waay def borom dina la ko fay. loolu mujj a wax ak man bi loolu boo laa mujj a toog moom toog bu yaatu Mansour mu ne ko mënuma tarixa bi seen maam moomu ko lu fa waay def borom dina la ko fay. xale bi si daf di def daaw wala dugg si yooyu yow na kenn nekku se moo tax tiwaan mosoo dégg ñu ne di wax si dara day daw seenaan la borom tarixa bi moo lay duma
ndax dafa am demande dafa am garantie te garantie bi dafa signé ak maamam nekk ko lii ak lii du si am bu si am na nga boole ko ku ko si boole gis ko moo tax nag il faut ñu ressaisir te ressaisissement bi nag ñun ñoo ko war a njëkkee ñun njaboot gi ñoo war a wax ak suñu morom yi ni leen na neex na rafet na taaru mais na ànd ak lim laaj ndax Maodo kat waaw ma daan le fa Maodo kat bi muy woote gàmm Tiwaawan loolu wax la azimu layla wilada mais fan la daanale isa lam takun naxwar xaraami udulu gis nga responsabilité bu wax tant que invité wu leen seytaane seen biir jotaay rek mën nga ne fete mais bis boo doon ko feetee ba mu xaw a nuru lay Wally Seck def wala Youssou Ndour def rek xaraam na si yéen ngeen def ko léegi nag neen def constat xool ba xam est-ce que loolu mi ngi am wala amatul li priorité tarixa bi ni moo da jàngalee 4 piliers yi la 3 piliers la si Babacar ñëw yokkateen pilier mooy la ñuy fi dajee tarbiya taalim tawjih mooy jàngale yar ba pare yar jàngale orienté te yonent bi loolu yàlla yoo xam yonent bi sallallahu nee na ko bul jàngale te yaa nanga ko yaroo loolu la ko wax jàng yooyu zakkihim la ko wax tazkiya mooy yar tarbiya wa zakkihim yar leen wa yuallimuhul kitaab nga soog a jàngale wa xikma nga soog orientation yi kon nag léegi bu ñu changé domaine yi day métti